mbokk yi di rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot na ñu ak yéen kon ci xibaaru digg bëccëg gi la ca gën a fës benn gaal gu ñu ni waxtu wi kon ma ngay suux ca mer Méditerranéenne lu ëpp kon ñetti téeméeri nit nekk ca bokk nag boole kook ñi nga xamante ni faatu nañu ayu bés bee ëpp junni loolu la waral Union européenne ni kon yëf yi ëpp na ña ngay amalum ndaje daar ngir nag xool luy pexe ci wàllu immigration clandestine waxtu wi nga xamante ni Union africaine ñoom ñi ngi ko booleek patiral gu rëy bisub tey ñu jagleel ko kon wàllu ko taalibe yi ñu jàpp ni fii ci Ndakaaru toll nañ ci fanweeri junni yoo xamante ni ñi ngi taxawaalu kon ci mbedd yi kuréel gi di kon PPDH di taxaw lu jëmale kanam ak yelleefu doomu aadama di ñàkk naqarlu nguur gi ni ñu ci doxalee ñàkk fulaal xeex bi ba jëlee kon yalwaan ci dëkk bi petit train bleu ñoom jàpp leen ni bisub tey ji bank nañu seeni loxo saxaar gi teguwul ci raay bi ñu ni nag avertissement cote la may nañu kilifa yi ñaari fan ngir nag ñu wax ci seen ndàmpaay yooye ñu leen war a jox lu ko mooy danañu gën a taral xeex bi ci wàllu ko njàng mi revendication yeeg grève yi takkarnaase ñu xoole nag base bi ndax ñoom xam nañu dëgg kon fu yëf yi toll xuus nañu ci ku nekk kon joxe ci ta xalaat gannaaw solo si ñu am ci wàllu bépp xeex ñoom base boobu ci biir syndicat yi parents d'élèves yi ñoom ni ak lu mënti xew jot na nag ñu wut saafara ndax seeni doom ñi ngi bëgg a sonn tàggat yaram danañu dellu kon ba écurie Fass ñu gis ni nag ñi ngi kon ci jafe-jafe lu waral lu ni mel ñi nga xamante ni ñoom ñoo di kon supporters yeeg amateurs yi jéem nañu ci indi seen njàngat ca kanam tuuti dinañ leen ko dégtal dossier bi ñu delloo ko ci njàng mi ponk yaa ngoog ni tut kon ñu yaatal ko. mbokk yi dellu di rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias xibaar yi ni ñu tàmbalee ko rek ak xibaar bu métti bi lu ëpp ñetti téeméeri kon doomu aadama nekk ci gaal goo xamante ni ma ngay suux fële kon ca mer Méditerranéenne loolee nag bokkut ak juróom-ñaari téeméer yi nga xamante ni dimanche ji weesu ñoom it ña nga woon ca ndox moomu des ca waaye it yeneen ñeenti téeméer yoo xamante ni ay bés bee jàpp nañu ni mbirum immigration it indil na leen tolof loolu lépp nag waral Union européenne wooteem ndaje daar saafara la bëgg ci immigration clandestine boobu waxtu woowu Union africaine kenn dégg ko Chérif Dia. ci jamono ji ñuy waxee ab bato bu yab lu toll ci ñetti téeméeri doomu aadama jóge ci Afrique wutali woon Europe bato boobu de ma ngay bëgg a suux ca géej ga nekk ca Méditerranée bu sukkandikoo ci organisation internationale pour les migrations di kuréelu mbootaayu xeet gin dénk rek wàllu tukki mi ñoom nag nee nañ kenn ku bokk ca bataane wutali Europe Union européenne di kuréel ga moom it nee na nëm gën a gaawee daañu wooteem ndaje moo xamante ne ña cay bokk mooy jëwriñ yi dénk wàllu bitim réew nekk ci Europe ngir xool saafara ci mbir moomu li seeni doom ñoom ñooy génn àdduna ci génn àdduna gu ñaaw muy loo xamante ni daal jaaxal na ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci àdduna bi. Chérif Dia ñu koy gërëm di ko sant wax kon ci banque loxo goo xamante ni ñuy liggéey ci petit train bleu kon xëyee nañu ko tey ji 24 heures yoo xamante ni dañu faste xànc ak morom ma nee nañ nag loolee avertissement cote la may nañu kilifa yi nag ñaari fan ngir rek ñu jox leen seen i koppar lu ko mooy nag danañu gën a taral xeex bi banque loxo googu nag ci petit train bleu indil la jafe-jafe ñu bari ñoo xamante ni daan nañ jaare ci yoonu raay gi ngir kon dugg si Ndakaaru dox seeni soxla leneen ci wàllug xibaar jàkkaarloo boo xamante ni syndicat bi ëmb kon liggéeykat yi wàllu yoon yi ñoom ñi ngi koy amal waxtu wi woowaay taskatu xibaar yi dinañu dellu si waatu kon ci ndaje moomu la ko waral ak suñu naataango ba ñu fa toogal bi supa tey moom la ñu jagleel it ñi nga xamante ni ñoom ñoo di kon taalibe yi ñu xayma leen ñi taxawaaloo ci mbeddi Ndakaaru yi di yelwaan ñu def kon fanweeri junni ci gone loolee nag gannaaw résultat cartographie école yi ñuy jàngale alxuraan ak daara yi ñu defoon ko 2014 kuréel gi di kon PPDH di taxaw ngir lu aar ak yelleefu doomu aadama naqarlu nag nguur gi afus gi mu àndal ci xeex bi di seetaan kon ñuy salfaañe li nga xamante ni moom moo di yàq ak yelleef yu kawe yi ñu signé ay convention internationale waaye it bañ a jël ay dogal rek ci métital yi ñuy teg xale yi dinañu ci dellusiwaat ak suñu reporter
addu kon ci njàng mi négociation nguur geek jàngalekat yi njaw des ko ndaw xambin ci wàllu woowu mu mel ni ba tey ji jubboo des na ñu xoole nag base bi ci boppam ñoom ndax am nañu xibaar yi dëgg ci fi nga xamante ni moom la situation bi toll ak accord yi nga xamante ni ñaari wàll yi kon signé nañ ko ku ci ne ak gis-gis wa nga caam leerali Mame Biram Diouf. bu ñu génnee ci ay waxtaan ak gouvernement bi la ñuy faral di jëfandikoo lu ëpp baat boobee ñu naan dañuy dem yëgal base bi waxtaan ak moom laataa ñoo jël décision ana lu ko wundu. dañoo am ay sections au niveau des départements am maintenant au niveau de chaque établissement évidemment des structures de base pour regrouper les enseignants. Au niveau d'abord de la délégation du grand cadre ñu def suñu appréciation information bi ñu jot après ku nekk nag da ngay dellu aussi sa syndicat. dem yëgal base bi waxtaan ak moom kon laaj yoon yu bëri yu ñu ko mën a jaarale. mais parfois aussi am na information yoo xam ne parfois dañ koy yónnee donc par texto ou bien par mailing groupe mais nag pour information pour décision bu am solo comme bii par exemple fu ñu toll ni ak gouvernement bi ban taxawaay la ñu war a am jàngalekat yi ñoo ñu yebal il faut vraiment ñu def assemblée générale. pour processus bi ma la wax nii quand même vraiment il faut mu jël une semaine. moom mi bokk ci taxawal syndicat yi di SUDES ak UDEN doonoon nit militant bu syndicat unique de l'enseignement laïque ci atum 50 yi ñoom amoon nañ seen doxalin. xëy soit ñu bind ay bataaxal am laajte yu ñuy laajte pour que enseignants yi nekk à la base man cee wax seen xalaat wala syndicat bi direction bi organiser ay tournées. ñaari fan maximum suñ ko mësaan def danañ presque dajal. réew mi yëpp dëkk bi yëpp. yaatal waxtaan yi ngir àggee base bi lépp lu soxal syndicat bi salis si ne moom noonu lay doxalee waaye bëriwaayu syndicat yi di andi ñaari jafe-jafe. benn secteur bu mel na njàngale lu mat juróom fukki syndicat nekk ci loolu pour que nit ñi mën di xalaat bu rafet mën di méngoo ci dara dafay jafe. syndicat bi kon yemul rek ci kilifa yee ko jiite. taxawal base bi ci anam ya mu waree. kuréel gi nga xamante ne nag moom moo ëmb parents d'élèves yi waajuru ndongo yi moom nag ñu ngi sàkku rek ci diggante nguur gi ak kon jàngalekat yi ak jubbu am ci ba seeni doom kon delluwaat ci classe yi. secrétaire général fédération boobu xam la ni kon grève yu takkarnaase yi teg ci kon saa su ne ñu koy delloo si du def lu gàllankoor njàng mi ba tax na jot na ñu delluwaat ci biir classe yi. reportage Cheikh Tidiane Dione. njàng mi ak njàngale mi di wéy di daggatémbe fii nii ci réewum Sénégal gannaaw bi nga xamante ne gouvernement bi moom dafa signé woon ab protocole d'accord ay négociations ñu tàmbali ko waaye ba léegi déggoo amagul ci diggante ñaari parti yi. fii ñu toll nii daal wax dëgg yàlla jàqare am na jàqare boobu nag du ci ñun dong gouvernement bi mi ngi wax 34 points mais li wér ba wóor mooy syndicats yi ñoom nee nañu 11 points la ñu am. te 11 points yooyu la ñu bëggoon ñu indil leen ci saafara. débrayage alxames gi ñu dëkkmal ci àjjuma ga nag muy grève totale loolu moom mooy mot d'ordre bi nga xamante ne CUSEMS jot na koo décrété mu nekk ay menaces yoo xamante ne responsable bi moom mu ngi koy metti lool. di ko ñaan ni ko nañu seral négociation yaa ngi continuer lu ñu mënul am tey mën nañu ko am ëllëg. naam lii di quantum horaire bi war a nekk 900 heures duñ ko jotaat ni ki ren ci année académique 2014 2015 waaye secrétaire général bi moom daal mu ngi dalal xel yi. année blanche moom kenn waru ko sax wax ndax mënul la nekk xëy na suñu doom yi nekk dans le public ñoom ñoo nara loru ndax li des ci année bi bareetul te am na yu bare yu nga xamee ni dañu ko méngale ay date ak ñi nekk ci bitim réew. suñu préinscription doom yi war a dem à l'étranger yooyu yëpp dañ ko war a seet. Dame Seck moom di ñaax ñaari parti yi ñu daal di toog waxtaan te bàyyi xiiroo gi ak ñaayo yi doyen Seck moom di ci yokk ne ci xeex boobu ñi ci loru du ñenn ñu dul ndongo daara yi. di soit ci bis bi ñu jagleel tey ji kon taalibe yi ñu bari nag ñuy taxawaalu ci mbedd ndakaaru yi diggante kon juróomi at yenn saay sax lu ko yées jàpp fukki at ak juróom loole nag ngir wut ay koppar wala yenn yoo xamante ni ci wàllu ceeb la wala leneen lu ni demee ngir daal di koy yóbbu kon sëriñu daara yi exploitation boobee ñu bari naqarlu ko ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo di sëriñu daara yi ñu ci leen di faral di joxoñ baaraamu tuuma
àdduna ñu ci teg ci te ñoom it ŋàññ yenn ci yeesal yoo xamante ni nguur gi bëgg na ko indi waat ci biir daara yi ngir moderniser ko ñu ni d'accord ñu ci reportage Maimouna Ndiaye ak Mardian. ay tuut tànk féete ci boppu koñ bi ñu gën leen a xam ci turu taalibe ñu leen di noggatu saa su ne fàtte seen àq ak seen yelleef di leen yalwaan loo yalwaan bu amul àpp ñuy fàttaliku seen guddi yu metti yi. feli yooyu yu sew yooyu buñ ko chargé ay portable safoon na kay wante dama bañoon daanga dem taxawaalu ji waaw après bu ma ñëwee lañ ma dóoree benn yat la ma doon dóoree rek safoon na ay at ñuy xëy ci mbedd yi di yalwaan ñenn ci sëriñ daara yi di leen sas lu ñu wàccaalee waaye ana seeni waajur. sam pap moom fa àndoon daara. yow seen famille fan lañ dem. Casamance. nguur gi lu ci bari bëgg a soppi doxalin am lu mu yeesalaat ci daara yi sëriñ daara yu ci bari ne déet sëriñ bi di weddi tuuma. lépp luy jëlee fi yelawaan yaakaar naa ne sëriñ yu bari tey ñu ngi ci xeex ñu ngi ci wax lu ñu ci war a wax. parce que du sëriñ yëpp ñooy yelawaan loo taalibe du sëriñ yëpp ñooy laaj yelawaan ñooy laaj saa taalibe xaalis dèjà mun ngaa wax ne man fi mu nekk nii laajuguma benn xale xaalis laajuma benn xale yelawaan kono man duma door taalibe ci loolu. ñu sàmmonteeg ak loi bi ñu fi tegoon ci atum 2005 doxal ko sàmm ak yelleefu tuut tànk yi loolu la société civile bi bëgg fi mu toll wante nag ñu ne laaj na ñu gunge leen ci ba loolu mën a antu. Maimouna Ndiaye ñu dem ca Madina Wandifa foofee nag ndox moom moo fa jafe foofee nag ñu ciy dund kon jafe-jafe gàllankoor yu baree bari Madina Wandifa nekk ca département bu Bounkiling lu ëpp junni ak ñeenti téeméeri nit di fa yeewoo ñu fekk jëfa Boubacar Diassi. ubbiteef mairie bu bees bu Medina Wandifa ca département Bounkiling doon na waxtu bi njiitu askanu barab bi tànn ngir fàttali nguur gi ay jafe-jafe ak tolof-dolof yu ñuy jànkonteel. lu jëm ci wàllu ndox mu sell ak assainissement bi ay jafe-jafe yu tar lañu am fii ngir am ndox mu sell naam sax am na fi ay jumtukaay yu baax waaye doyul ndaxte boo seetee doomu aadama yu yeewoo fii mat nañu fukki junni ak ñeent ndaw gox-goxaan bi yët yëkkati seen i kaddu te biral seen i bos. bëgg nañ am liggéey parce que am nañ ay xale ay ndaw yi nga xam ne ñu ngi ci diwaan Medina Wandifa am seen métier waaye dañoo am problème emploi donc bëgg nañu état sénégalais mu dimbali ñu ci emploi. waaye mel na ni saafara si soreetul benn yoon. mooy inauguré bâtiment bi nga xam ne état du Sénégal moo ko tabaxal la commune de Madina Wandifa à travers le fonds d'équipement des collectivités locales. lu am ba des mooy su nguur gi xasee ba saafaral jafe-jafe askanu commune bu bees bii di Medina Wandifa te nekk diggante Ziguinchor Sédhiou ak réewum Gambie ay diiwaanu lëmm yu Sénégal ñoo ciy gis seeni bopp. jeex na juróom-ñaar fukk ak ñeenteelu édition Dakar bu Medina Gounass di rupp fukki fan lëlu nañu foofu amal fa nag ñaan yu am solo góor ñi doon fa daje fu ci ne nag jóge nañ fa ci àdduna bi ngir teewee boobay Dakar Abdoulaye Diallo. juróom-ñaareel fukk ak ñeent maanaam 74e édition Dakar Medina Gounass jeex na tey julli gi ci suba si moo doon étape bu mujjee ci Dakar ren bi. Dakar bi dalal na ay jullit yu bare nit ñi jóge nañu fu ne ci àdduna bi pour ñëw fekkee bile Dakar am na ñu jóge ci réewu arab yu mel ni Arabie Saoudite Maroc ak yeneen pays africain lu mel ni Gabon Côte d'Ivoire ñaari Guinée yi ak i Gambie sans compter ñuy jóge ci diwaan yi ci biir réew mi. liggéey beesal Dakar bi ñu tàmbali ren ak ñëw président de la république ci Dakar bi doon nañu ay jëf yu gën a fës ci Dakar bu ren bi. ñu jeexal boobu liggéey bi ñu tàmbali soxal na lool xalif bu Medina Gounass di Thierno Ahmadou Tidiane Ba ndaxte loolu daa bokk ci lu mu sàkku ci kanamu njiitu réew mi waaye dooleel jumtukaay yi ajowoo wàllu ndox daa bokk ci lu gën a am solo biir Dakar bi ay kuréel yu mel ni GFM ARTP ak i port autonome de Dakar ñoom dañoo ràññeeku ci Dakar bi ndaxte indil nañu comité d'organisation bi di dental Dakar ay bidon ak i sachet ndox yu bëre ak i glace xalif bi ak waa Dakar bi ñaanal nañu ku ne ñibbi këram ci jàmm ak salaam waaye it ñaanal nañu Sénégal ñaanal Afrique ak i àdduna bi ndax jàmm law fii ba faw. Abdoulaye Diallo ñu yër xibaar yi ci bitim réew Chérif Dia di ñu ko jàngal.
ñu wax ca fitna ga am ca Afrique du Sud googee fitna nag ma nga jëm rek ca doxandeem ya nekk ca boobee réew ba tax na yenn ci réew ci Afrique ñoom jëli matukaay ngir dem jëli seeni doom ya fa nekk ca ñoom bokk ca Zimbabwe ak Malawi ñoom ay bus lañ yónni rek ngir ñu mën a yàpp seeni ndaw jële leen fa ñu mën a mucc ci googee fitna gouvernement ba nag nekk ci Afrique du Sud moom ma ngay dalal xel ya bu fekkente ni ñaawlu nañ yéexee jug gi nga xamante ni gouvernement bu Afrique du Sud yéex na koo jug ngir dakkal lu ni mel ñoom nag seen jug googu li ko waral léegi mooy ñu moytu ay jafe-jafe ci wàllu diplomatie seen digganteeg réew yi nga xamante ni seeni doom ñoom la ñuy attaqué. wax lu soxal wàllu état islamique di kuréelu terroriste gi nga xamante ni démb ci dimanche ji dañoo diffusé benn vidéo ngir daal di artu menacé ñi nga xamante ni ñoom ay chrétien la nekk ci Éthiopie ñoom sax di waa état islamique jot na ñoo faat lu toll ci 27 doomu aadama foofa ba tax na daal nguur ak Éthiopie moom daal di ñaawlu lu ñu mel ne lii daal faaw ñu dakkal ko état islamique ñun gàntal ay pexeem ngir mu bañ ñaawte fi mi def ñu jeexale wàllu tàggat yaram tàmbale ko kon ak bëre dóor Baye Mandione bu écurie kon gëm sa bopp démb kon daan Bruce Lee waaye it beneen combat boo xamante ni dund nañu ko foofu kon mu di combat bu am solo jàppale ni combat bi ñu jëkk a wax ni ñu ngi doon bëre drapeau maître Nafissatou Diop Cissé ñu ko doon amale kon fële ca Kaolack gis ngeen ko Baye Mandione kon mujj jël ndam li ci kaw Bruce Lee kon bu écurie face laata loolu nag amateur yi moom daal nañuy seetaan it face à face bi nga xamante ni dox na fa diggante kon Tyson ak ki nga xamante ni moom mooy Gris Bordeaux ñoom ñaar nag ñetti fan ci weeruk mai la ñuy laale kon Aziz production tëgg combat bu ni mel écurie face ñu daal di ci taxaw gis nañu ni nag ñu ràññee woon lañu ci wàllug làmb mu mel ni nag loolee kon day wàññiku bu baax ak daan yoo xamante ne ñu ngi koy daan seeni mbër li ko waral nag ñenn ñi jàpp nañu ni xëy na gone yi foofee subordination kilifteef gi war xëy na amuñu ko Moussa ñi ngi mi ñu gis ni it nekkatu fa yor yooyee gone ci wàllu xarxa fu fàkk yu ni mel indi na ko situation boobu waaye it cadre boo xamante ni dinañ ca mën a entraîner ca na mu waree supporters yi loolee la ñu gis ni moo waral tey ji jafe-jafe kon écurie Fass dinañu ci dellusiwaat ak reportage boo xamante ni Pape Cheikh Diack defal nañu ko wax ci wàllu ko football ak leader Ligue 1 sénégalaise ñaari tali moom AS Douane duma ko duma yu mitti ñetti bal kon ci dara kenn xàmmewu ko woon sax loolee kon la ñu gis ci boobee match ci gis-gisu nag Karim Seg Diouf joueurs yi ñoom li ñu def rek ba gagné moo di dañoo respecté kon consignes yi mu di nag match bu bari woon tension par Farañing na nemmeeku woon nañ ko ci pelouse stade Demba Diop ay joueurs ñaari tali yu kontaanul dara ci arbitre bi dem di ko wër waaye takk der yi ñëw gunge arbitre yi ba ñu mën a dem ci seeni vestiaire waaye supporter bi nga xam ne dafa mer ba futtu wane na ne ñaari tali di leader bi dañ koo mëne ci mi-temps bi ndax ci corner kii di capitaine As Ndoye moom moo dugal bii bi ci ab mbëkk bu rafet gannaaw ko Sori Kayta ak Ousmane Gassama daal di dugal ñaar ak ñetteelu bii ci jongante bi ndam li nag bettul seen entraîneur. waajtaay rek waajtaay ak tam waxtaan ak xale yi pendant si moment bi xam ne équipe bi vraiment gagnatul ak waxtaan ak ñoom tam ci fànn yi ci ñetti fànn moo dina daal équipe léegi dafay sabar wala bu ñàkk sabar dafay am ay temps fort ak ay temps faible ci ni koy waxee ci football waxtaan ak ñoom tam ne bu ci ñoom bu fekkee vraiment dañu bëgg alors def une bonne saison ñoom foog vraiment alors ñu fàtte alors moment bi ñu ne alors gën a liggéey tam gën a lëkkaloo. naataangoom bi di entraîneur ñaari tali jàpp ne tey jouram yi dañoo gisul bu baax. du suñu bés daal tey loolu laa mën a wax daal parce que ñi fi ñi daawoon joué ñoo fi nekk xëy na am na ñaar wala ñett yu xaw a manqué mais du loolu daal ndax ñoo xam ni tàmmuñu ay ak yooyu tey am na koo xam ne dafa dóore ba ñu génne ko te loolu du mbiram daal moo tax ñu manqué te ngeen seetlu itam bi ñu nekkee à 11 ñoom ñu nekk 10 ba tey sax ci lañ dugal deuxième bi
waaw moo tax man la tey daal bés spécial. défaite bii nag yàqu ci dara ndax ñaari tali ba léegi moom moo nekk ci bopp classement bi AS Douane mi ko daan nag tegaat ay jéego ci championnat professionnel bi nga xam ne lépp yembul boobu ba léegi ay siège plastique moom la ñuy gis ci banc de touche yi. ñoo xam ne leen ak beneen xeetu kon football bu ñuy def kon ci taabal yi discipline boobee nag Sénégal ràññeeguñu ko bu baax monte ña cay yëngu gis nañ ni xëy na bu ñu ci gënoon a dugal suñu loxo danañu indil ndam ca kanam tuuti Pape Cheikh Diack. si terrain handball lañ koy joué ndax futsal dafa jël loi de jeu yu football loi de jeu yu basket loi de jeu yu handball. ak moom futsal en tant que tel li mu boole su fekkee yow da nga def 4 fautes 5e faute bi day nekk te remplacement yi mën nañ ko def à tout moment parce que bu dee football boo xësee ba génn doo dugaat. et la différence aussi c'est. góol bi moom warul dépasser fi nga xam ne mooy zone am. il doit pas sortir du rectangle. am kàttan bari technique bokk na ci jumtuwaay yi nga war a gànnaayoo ngir mën a def lii di futsal. dafa laaj physique quoi laaj technique en plus. waaw la soo ko amul rek mooy loolu quoi doo ko mën a fubal. waa technique na parce que bal bi wute nax balu fubal balu fubal boo ko sànnee day zongle wu mais bal bi boo ko sànnee dañoo wàcc. taxawal championnat national doon na lu mënta ñàkk ngir xamale boobu xeetu tàggat yaram. ñu ngi commencé ni di xool équipe yi war a ñëw formaliser wu ndax fédération aussi du financer équipe bu bokkul biir fédération. non c'est pas assez développé. football en salle nag daanaka développé wul noonu fii Sénégal nit ñi xamuñu ko li ñu war a def mooy dañu war a fexe ba club bu nekk am benn section football en salle ngir ñu mën a promouvoir discipline bi. le développer dans les régions. donc soo ko jaloore yi ñuy def si fii si biir fédération bi dañu indi Coupe d'Afrique ku ne aussi xam joueurs yi nga xam ne ñu ngi jouer championnat bi technico-tactique yëpp si futsal bi la ñuy juddoo. loolu rek war na tax nit ñi yaakaar ne futsal na fi indi lu rëy. ñu indi ko ci Sénégal ci atum 2008 futsal am ay jafe-jafe yu rëy ngir ñu xamle ko li ko waral bokk na ci ñàkkum jumtuwaay yuñ ko mën a defee. futsal kon ñu koy amalee ci terrain yi nga xamante ni fa la ñuy defee handball wax ci beneen discipline volleyball fédération sénégalaise ñoom nag ñi ngi wéyal seen ay jongante rencontre éliminatoire yi ci programme bi nag dug moom daan nañu kon waa Thiès 3-7-0 ci jigéen ñi la loolu ci góor ñi ñoom ASC police ñoom olympique bu Ngor la ñu daan ñoom it 3-7-1 Fafara ñi nga Younous Diatta ña nga fa woon. volleyball ñu toll nag ci phase éliminatoire yi ci jigéen ñi waa DUC nag ñoom ñoo daan ñi nga xam ne ñoo nekk EP bu Thiès ñetti set ci dara ndam loolu nag nekk lu jaar yoon li ko waral entraîneur bu DUC nag jàpp ne ne joueurs yi ñoo ëpp expérience. équipe du DUC. li am ba leer mooy équipe bu DUC bi moo ëpp ay potentialité par rapport ak équipe bu Thiès bi match bi nag tax na ñu xam bu baax ñun li ñu mën ak lu ñu tële dinañu tax ñu gën a mën defarawaat préparer ay stratégie pour beneen yoon. bi la defee nag nga xam ne jigéenu Thiès yi am nañ ko loolu nag seen entraîneur da ko jël ak xel mu dal ndax ne nee na joueurs yi danoo manqué expérience dajeek jigéen ñoo xam ne nag ñoo mën ci championnat bi. défaite bi non maturité la rek dañoo ñoragul parce que ren mooy suñu ñaari at ñu nekk ci élite bi équipe baa ngi liggéey et je crois que ñu seetaan tey équipe bi xam nañ ne am na ngandam progrès par rapport à l'année dernière et je crois que d'ici peu ñii ñu yóbbul dara quoi parce que du équipe bi mag la joué nañoo ñoom ñu doon 3-0 mais 3-0 yi boo xoolee 25-17 la 25-15 25-17 donc jege nañ leen trop. niveau bi moom nekk niveau bu baax loolu secrétaire général bu fédération sénégalaise bu volleyball moo ko xamle. niveau quand même équipe yi baax na boo ñëwee di seetaan volleyball da ngay gën a kontaan léegi parce que xam nañ ne nit ñi techniciens ñoo ngi def liggéey bu am solo mooy jàngal nit ñi fondamentaux wu volleyball nan ngay mancheter nan ngay passer nan ngay service nan ngay def réception yooyu boo ko mokkale ci volleyball en général di nga mën a jouer volleyball normalement. ci beneen jongante bi nag ñu amaloon ko ci góor ñi ASC police moom moo daan kii di olympique de Ngor 3-7-1. Fafara ñu gërëm ko yegg si ci dossier bi ak école publique sénégalaise gàllankoor yi nga xamante ne ñu ngi ko ci nimiku grève yu bari yi ñàkk formation ci yenn jàngalekat yi waxtu bi nga xamante ni moom la ñu war a jàng kenn du ko respecté loole lépp nag ca cëppaandaw la indi kon problème bu rëy ci niveau élèves yi muy feeñ suñu àggee kon ci classe yi nga xamante ni fa la ñuy defee examen CM2 wala BFM wala kon ba ci baccalauréat gëstoo Aminata Mbaxe Sow. wàññite gi ñu nemmeeku ci niveau général u élèves yi doon lu ñëpp gisandoo
faible taux yi ñuy nemmeeku ci examen de fin de cycle yi di ko dëggal. 10 ans ca gannaaw ak léegi boo xoolee ni am na changement élèves léegi yi xëy na ñoom ñoo gën a am ay jafe-jafe bu ñuy egg bu ñuy war a def 3e ñuy war a def BFEM wala ñuy def bac boo xoolee seen niveau du baax. ay études ñoo ko wone études yooyu nag ci biir Sénégal ci système éducatif am na benn service bu ñu tuddee service d'évaluation de l'INEAD moom moo am benn système benn outil bu ñu tuddee SNERS. problème boobu ci wàllu njàng mi nag ñu ngi ko nemmeeku ci atum 1990 boobeek léegi nag mbir mi di gën a taq suuf. dafa amoon bac en 2 parties première partie deuxième partie donc ñi jàll première partie dem ba première partie jàll deuxième partie ñoom amoon nañu benn vraiment niveau bu am solo donc loolu moo tax vraiment taux de réussite yi mënoon na dépasser 60%. alors que après dañu instituer seulement une seule partie donc nga def première ensuite terminale sans passer par un autre examen donc loolu nag voilà exactement composition rek donc finalement loolu dafa def que les taux sont retombés ay 40%. ñii di yëngatu ci wàllu njàng mekk njàngale mi jàpp ne mbir moomu li ko waral lu bëri la. depuis plus de 20 ans dañuy dugal ci enseignement ay enseignants bu ñu dul formé amuñu formation professionnelle. jàngalekat yooyu ñu ngi jógee ci école boo xam ne niveau bi dafa wàcc su niveau école bi wàccee niveau jàngalekat yi muy créer dafay wàcc aussi. xale yi itam njàng bi kii gëdd bañ ko joxoon joxatuñ ko ko. bu fekkee ne nag da nga jàng juróom-ñaari at bu nekk nga perte ñetti weer boo jàngee juróom-ñaari at en fait jàngaloo juróom-ñaari at ñeenti at nga jàng. élèves yi nañuy paree ci classe yi itam loolu gàllankoor la pour njàng mi doxe ni mu war a doxee. tey ji ñu jàpp ne dañoo war a gën a tàggat ñi nga xam ni ñooy jàngal ndongo yi waaye tamit régler problème yi nga xam ni école bi mu ngi koy jànkoonteel su ko defee niveau bi dina xaw a tane. Aminata Mbaare Sow ñu lay gërëm ak si kon ci yéenekaay yi li ñu xëyee tey jii ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf bëgg yàpp bu la taxee fekk ñay mu taxaw nga di ko galgal doo am yàpp doo am jàmm Macky Sall nee na képp kuy daw justice ba tax nga fare ak moom na nga ko xamee noone observateur nañu wax teel mujj rafet ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci yeneen i pax te àndoon ak yeneen nguur Macky Sall ñëw ñu dem ànd jeek ñoom di ko politigal jënd carte membre APR yaakaar ne bu ñu duggee ci moom raw nañu Macky nee na ñooñee nañu xam ne APR dugg raw ba nit mën a def njombeem lu ne weng dugg ci biir APR yaakaar ne mucc nga APR nekk fi di yiir kenn te it ku yaakaar ne dinaa fi nekk di dilag ma Samba ba may dilag ma Demba dóor nga sa loxo ci ëkk observateur nañu transhumant bu ci yaakaar ne mën ngaa def lu la neex ci sa àdduna boo ànd ak Macky Sall rëcc nga raw nga xamal ne yàqu nga Macky Sall nee na du doxee noone grand place nañu ni mu doxale jëm ci wàllu transhumance di ko daganal loolee waa parti socialiste ànduñu ci jébaane nañu ko ŋàññi nañu ko nee nañu Macky Sall ak li mu ne parti bi tëjulu ko kenn képp ku dikk ngir ànd ak moom liggéeyal Sénégal ubbil na la ko la ñu sàkku ci moom moo di mu seet ñi muy àndal ndax du ñëpp ñoo jara àndal direct info nañu Macky Sall ak ni mu daganalee transhumance tax na waa parti bi mu di waa APR ak waa parti socialiste déggoowuñu ci mbir mi jamono ji kàddu Macky Sall yooyee daf leen a féewale réew mi quotidien nañu du parti socialiste rek ñoo ci àndul ak moom ne muy parti socialiste di waa parti démocratique Sénégal ku ci nekk tegaat nga Macky Sall ci àndam tegaat ko ciw yoonam ne kii di Bocar Moussa Thiam mi nga xam ne moo di porte parole adjoint bu parti socialiste ci Sud FM li mu wax moo di bokkut ak Macky Sall gis-gis lu ne war nañu koo jéem ci réewum Sénégal ba mu des di daganal wàllu transhumance yéen a kaay bi nañu keroog gaaw it kii di Abdoulaye Wade ci Macky Sall la gont Macky Sall ak li mu wax ci transhumance ak ni mu ko daganale Abdoulaye Wade ne loolee xàmmewu ko ak yokku ñàkk jom ci réew mi la Sénégal nañu Macky Sall ak daganal gi mu daganal transhumance weex na ko xat ne jamono ji ñëpp a jóg kontar ko bokk na ci Ousmane Tanor Dieng ak waa këram di waa parti socialiste yi nga xam ne wane nañu seenu ñàkk ànd ci gis-gisu Macky Sall boobee bu weesoo loolee professeur Ibrahima Sow nekk ci IFAN li mu wax waa laas moo di transhumance muy ci doomi aadama di ca mala koo dégg ñu ne transhumé na la ko tax a transhumé ab kollam di biiram moo ko yóbbu maanaam dafa bëgg lu mu lekk Abdoulaye Wade nañu ci xët mu njëkk journal bi transhumance sax da dul jëfi gor waxi Abdoulaye Wade ji daa daanu ci las rek populaire jàpp gémmiñ ka yéen a kaay bi nañu fii la bët yam ni Abdoulaye Wade mi fii dooleel transhumance Abdoulaye Wade mi nga xam ne transhumance mu yegg si ci réewum Sénégal moo ko dooleel ba mu yegg si fa moom Abdoulaye Wade moomee tey mooy taxaw di ŋàññi ak jébaane wàllu transhumance Abdoulaye Wade mooy ki mën a dugg ci marché géej gi génn xeeñ xu nag laaj ko lañ Walf Fadjri nañu Macky Sall it lu mu ci teg mel noone yëral xët mu njëkk journal bi Macky Sall ak ba muy soog a fallu ci réew bu Sénégal doon janook taskatu xabaar yi ca l'hôtel bii di teeru bi li mu fi waxoon moo di sëriñ
police ak askan wi ñëpp a yam ay citoyen ordinaire lañu te Sénégal république lay gi la yéen a kaay ba nañu Macky Sall mi fi yëkkati woon kàddu yooyu jébbalu ji na ca Béthio Thioune ba noppi jël république lay ba mu doon wax jébbal Béthio Thioune nekk keroog àjjuma ba Cheikh Béthio doon amali cant Macky Sall gouvernement bi la dajale yónnee ko délégation bu am solo ministre Abdoulaye Diouf Sarr ministre Matar Ba ministre Moustapha Diop député Abdou Mbow député Moustapha Cissé Lo ak député Awa Gueye ñoom ñëpp a nga woon ca délégation ba Cheikh Béthio Thioune sax Walfadjri nañu dafa amoon betteel ne ca wax ja mi ngi naan laata Macky Sall amul benn président ci réewum Sénégal bu ma sa xewle mu yónnee ma délégation bu nu toll te nguur gu nekk ànd na ak moom yéen a kaay bi dañu Macky Sall ak loolee mu def sikki sàkk amul ci ne juróomi millions yi taalibe Cheikh Béthio yi la teg ay gët fàtte na juróomi millions yi taalibe yooyee ñoog seen njiit jàppale woon nañu fi Abdoulaye Wade te tere wu ko woon a daanu 2012 Walfadjri di laaj fi Macky Sall wane ne foofee la teg Cheikh Béthio Thioune tey bu ñu demoon ba yoon jubul waatoon ci ay mbiram moom Cheikh Béthio Thioune ban magistrat mooy am fitu tëj Cheikh Béthio Thioune ndax wolof ne matabu tànqal ma sifula ko tiiñ Sud Quotidien xëy ci waa Parti démocratique Sénégal ak kan mooy wut Abdoulaye Wade ci boppu parti bi yéen a kaay bi nañu ñe ca parti ba li ñu gis moo de nañu boole Modou Diagne Fada ak Karim Wade ñu ànd jiite Parti démocratique Sénégal jiital Parti démocratique Sénégal di Abdoulaye Wade ak li mu fi waxoon Macky Sall di ko tam dëmm ak di wax ne ci jaam la soqeekoo enquête dina kay nañu Pape Diop njiital bokk gis-gis mi Mamadou Ibra Kane invité woon ci émission bi di Grand Siri li mu wax moo di Abdoulaye Wade nee na ko kàddu yooyu ma yëkkati woon teg ko ci deroog Macky Sall ak njabootam maa ngi koy rëcc malaaka moo gis am na malarci Bruce Lee moo gis am nam ci Norris maa nga ca lambu ja Aziz production ma woote woon démb ca Kaolack lambam jàkk na mu demee yéen a kaay yi xëy nañu ci dellu si waa sport nañu bàyyi ma njoon Mahaza moo ca daan Bruce Lee Gambien daan ca King Kong observateur nañu bàyyi ma njoon ak Gambien tegwaat nañu ci yoon wi li dul yoon yéen a kaay bi nañu moo di ministre Mariama Sarr maire bu Kaolack ni mu sewalee maître Nafissatou Diop ci bësam ba ne maître Nafissatou Diop drapeau la Aziz production doon tëgg ca Kaolack gaa yi jógee fu nekk ñëw sargal si ko waaye ministre Mariama Sarr kenn gisu ko fa observateur nañu Macky Sall ak li mu leen sant sàkk ko ci ñoom ñetti gayndeem yooyee mu duñu dakkal giita ngaas gi diggante maître Nafissatou Diop Awa Gueye ak Mariama Sarr giita ngaas googee dakkagul léegi na ñoom ñett mu di maître Nafissatou Diop Awa Gueye ak Mariama Sarr ku ci nekk ñàkkuloo guuxal sa morom ne ci lambu démb ji maître Nafissatou Diop mu ñu tuddee woon drapeau ba ma nga woon ca stade ba Awa Gueye dem na sargali ko waaye Mariama Sarr jaaro fa ak tànk ab délégation la fa yónnee jël jëkkër ja Mouhamed Ndiaye jiital ca ñu gërëm la bu baax Mamadou Mouhamed Ndiaye gërëm mboolem téléspectateur yi ñu àndaloon benn waxtu ba léegi ci xibaaru digg bëccëg gi 19h30 ci la rédaction kon bi fas yéene dellu si fii ak boobu programme bi ni muy tëddee Kebs Thiam mi ngi fii ngir faram fàcceel leen ko ci biir permanence Kebs maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Ngone. kon yaa ngi xool bagage yi permanence. li nga indi tey waaw di ko waaj nag xibaar yu wóor te wér keroog nag seetaan naa la fële ne Kaffrine foofu moom keroog ñëpp a kontaan ci yow. non noonu la liggéey bi benn la ñoo koy bokk rek. non keroog dañoo kontaan Ngoné vraiment keroog dañoo kontaan te tey it noonu nga ko defee def xibaar yu yemb yu wóor te wér ni ko rédaction bi di amale. incha allah gërëmaat leen kon mbokki téléspectateurs yi permanence léegi programme bi ni muy tëddee Kebs Thiam dana ko faram fàccee ñu yendu jàmm jërë ngeen jëf.